salaamaaleykum mbokk yi Gox gi TV ñu ngi leen di ziar ku si nekk sa tur ak sa sant mbokku Facebook mbokku internet yi ñëpp ku si nekk ñu ngi leen di nuyu di am kontaan tey nag tey di dalal si suñu émission Kër Docteur ki nga xam ne tey ji dina leeral moom mooy kan si askan bi di Adja Sira Doumbouya madame Ndao lu bàyyi ko jox ko kàddu gi mu présenté wu. salaamaaleykum wa rahmatulah donc ñu ngi jël suñu nuyoo di ko teg ci kaw loxo nuyoo géej di nuyu askan wi ñuy dégloo ko seetaan yëpp di leen ziar vraiment di rafetlu jotaay bi nga xamante ne bii ñu ngi koy def tey ngir waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne ci la ñuy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram. kon mbokk yi xarit yi comme ni ngeen ko déggee rek soxna si tey dañ bëggoon xam sa taxawaay si Kër Docteur tey jii soo doon présenté tey sa taxawaay si Kër Docteur lan mooy taxawaay bi. jërëjëf Géej xam naa di tàmbali di wax ne man la Sira Doumbouya donc man maay responsable éducation et information pour la santé bu district nord mooy maanaam maay yëngu ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu yeete ak sottante xalaat ci wàllu wér-gu-yaram ci district bi district nord nag boo ko déggee dafa ëmb Cambérène Grand Yoff Parcelles ak Patte d'Oie donc ñeenti communes yooyu la ëmb donc comme ni ma ko waxee sànq donc man may yëngu ci wàllu wér-gu-yaram bi wàllu waxtaan beeg yeete bi tey nag ñu ñëw fi ngir waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne lii moom mooy wàllu mbas mi donc gannaaw ci wàllu wér-gu-yaram laay yëngu donc ñun tey mbas mi la ñuy waxtaane mais ku dégg mbas mi xam ne dafa bokk ci li nga xamante ne dañuy wax pandémie ci wàllu tubaab te feebar bi ñu gën ko xam ci li nga xamante ne moom mooy coronavirus ku ne nag pandémie bàyyi xel ci li nga xamante ne moom mooy surveillance épidémiologique donc foofu ñu fay jaar di jaajëfal équipe bi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekk suñu ginnaaw à travers le médecin-chef du district nord ñu koy wax docteur Rokhaya Dabassi nga xamante ne bi mbas mi taxaweek léegi elle n'a ménagé aucun effort pour que équipe bi nga xam ne moo ciy liggéey nekk dans de bonnes conditions indi lépp loo xamante ne lii jumtukaay la ak nu ñu war a taxawee ñu koy liggéey nag ak les membres de l'équipe bàyyiwuñu kenn di liggéey tamit ak ay partenaires te partenaires yooyu tamit li nga xamante ne moom mooy Gox gi TV mi ngi ci ak yeneen presse yépp ñu ngi liggéey ak ñoom liggéey gu mucc ayib di ci jaar rek di leen jaajëfale mais aussi di liggéey ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy le réseau des acteurs communautaires donc au niveau du district nord dañu am un réseau fort bi nga xamante ne bii moom moo ëmb acteur communautaire u district yépp nga xamante ne ci biir ay organisation communautaire de base ñu ngi ci donc ànd ci mbas mi ànd ci liggéey bi ci wàllu wér-gu-yaram ngir askan bi wax dëgg yàlla mun a mucc ci li nga xamante ne moom mooy feebaru coronavirus. jërëjëf comme ni nga ko waxee rek mu doon ay kàddu yu rafet si biir partenaires yooyu nu dem seetaan élément bii nga xam ne tey dañ dem ci ñi nga xam ne nooy seen kenn ci seen partenaire muy acteur communautaire ñu dem seetaan élément bi te ñëwaat. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp ci weeru koor gi di baalu àq ñëpp maa ngi tudd Abdou Aziz Sène di le chargé de programme bu réseau des acteurs communautaires en santé bu district nord. district nord nag boo ko déggee mooy commune Patte d'Oie commune Grand Yoff commune Cambérène ak commune Parcelles Assainies donc juste rek ngir waxtaan ak yéen ci benn évaluation bu ndaw ci mbirum Covid 19 bi nga xam ne moom la ñu nekk te mu dugg Sénégal depuis le 2 mars 2020 donc liñ ci mën a wax rek lenn la. ndax ñaari phase la bi Covid bi duggee Sénégal depuis le 2 mars mooy bi ñu amee sunu
premier cas 2 mars 2020 ñun avant sax muy le réseau des acteurs communautaires au niveau national joxe woon nañ benn mot d'ordre pour acteurs communautaires yëpp jóg taxaw ngir mën a contrer feebar bi mu bañ a dugg Sénégal ñu tàmbali ko laataa sax Covid bi di ñëw Sénégal niñ ko tàmbalee woon nag sunuy propre moyen la ñu tàmbalee woon par la suite nag ci le district nord ànd kook région médicale bu Dakar ak seen ay partenaires à travers le ministère de la santé jóg commencé planifier ay formation pour les acteurs ngir ñu mën a gën a maîtriser xeex bi ndax kat boobu mën naa wax ni coronavirus bi muy door a génn Chine fële nga xam ne mooy Wuhan ñu bëri xamuñ ko woon dañ ko doon dégg rek donc xamuñu woon exactement naka la ñu mën a xeexee feebar bi. ci kaw loolu par l'intermédiaire du district nord ñu commencé former ay acteurs communautaires def nañu ci première vague bi presque ay 10 séances de formation à travers tout le district. bi ñu paree formation yi nag ci la ñu déployé wu ci terrain bi li ñu njëkk acte bi ñu njëkk a def mooy installé nañ ay dispositifs de lavage des mains ndax kat gis nañu ni raxas loxo yi set bokkoon na ci li tax feebar bi dellu ginnaaw par là parce que boobu masques yi taxul woon ñu gën ci wax maanaam état jëluguloon ay mesures pour ñu mën a takk masques yi à 100% mais ñu ngi doon jàllale ay sport di def ay caravane ngir nit ñi surtout sàmmonteeg ak cet gi nag buñ ko waxee mooy raxasu yi donc dañoo ciblé woon fépp ci district bi fi nga xam ne lieu public la ñu mën fa installer ay dispositifs de lavage des mains teg fa barigo def fa ndox def fa kotol savon ak eau de javel teg fa aussi ñaari acteurs communautaires yi nga xam ne ñoom ñooy wan nit ki naka lay raxasoo ba microbe yëpp dañ ci loxo bi. bu ñu weesoo loolu aussi district defaat na yeneen formation yoo xam ne c'était destiné pour ñu mën a dem ci kër yi waxtaan ak chef de ménage yi ndax kat dañu ne woon comme mbir mi épidémie la te commencé na monter xeex bi day tàmbalee ci kër yi ñu planifier ay visite à domicile sécurisé surtout ndax wax bu ñu nee visite à domicile sécurisé maanaam sécurisé yow déjà da ngay aar sa bopp waaye ñi ngay dem seeti waxtaan ak ñoom aussi da nga leen di aar ñu tàmbali ay visite à domicile sécurisé waxtaan ak chef de famille yi waxtaan ak njaboot yi ngir ñu mën a sàmmonteeg ak set yi nga xam ne moom la ñu jàpp ni ku ko sàmmonteel di nga mucc ci Covid 19. bi ñu weesoo loolu aussi gis nañu ni Covid bi jëloon na ampleur bu am solo ba sax président de la République jël ay mesures ba defoon li ñuy wax état d'urgence def nañ état d'urgence defoon nañu aussi li ñuy wax couvre-feu bi ci njëkk tàmbali woon na je crois 19h wala 20h jëm ba 5h du matin ci kaw couvre-feu bi ñu gis ni ak tamit li ñuy wax tere mbooloo yi muy dajaloo yi donc ñu xam ne sëgëm état tere na génn guddi gi tere na tamit dajaloo yi sunu liggéey foog ñu changer stratégie ñun aussi ci lañu changer stratégie ni ñu changer mooy surtout à travers les réseaux sociaux dañ ci liggéey bu baax ndax ñu ngi doon jàllale ay spot ñu ngi doon jàllale ay vidéo ay images ngir mën a sensibiliser population yi nga xam ne ñoo nekk district nord te je pense que am na impact bi ci topp tamit xam ngeen ne première vague bi kër bu amoon benn cas Covid waa kër gi yëpp dañuy dem quarantaine te bu ñu demee quarantaine ba ñib si ci koñ bi dañ leen di boddi maanaam su ma nee boddi mooy stigmatiser ñëpp di leen daw loolu aussi def nañ ci liggéey bu am solo ndax da nga gis sax kër boo xam ne day am ku fa am Covid dem ba wér mais waa kër gi ku ci génn
boo demee ci boutique bi sax wala ci borom mburu bi di jënd duñ la nangu jaay muy wàllu boddi bi loolu aussi def nañ ci liggéey bu am solo en grosso modo première vague bi loolu lañ ci def waaw liñ ci mën a jàngat nag mu gën a am solo mooy collaboration bi nga xam ne district am na ko ak réseau acteurs communautaires yi ndax kat dañu jox confiance responsabiliser ñu ba lépp li nga xam ne intervention la sur le terrain sur le plan prévention muy wàllum fagaru ñu teg ko ci loxo réseau bi ba réseau bi doxal ko ni mu ko war a doxalee bi ñu dugg tam ci deuxième vague bi gis ngeen ko ni mu demee defaat nañ ay formation ngir mën a changer stratégie gis ngeen deuxième vague bi ci la sax visite à domicile yi gën a bëri ci la causerie yi sécurisé yi limité yi gën a bëri moo tax tey bu ñu seetloo mën naa ne ba ci wàllu référence yi ndax léegi dem nañu ba acteur bu bokk ci réseau bi da ngay jékki-jékki sax nit woo la ne la man kat damaa yëg li sama yaram yëg lii ba yow sax yaa koy référé kon léegi mën naa ne xeex bi xeex communautaire la c'est un combat communautaire tey ñu ci bëri ñi nga xam ne ñëw nañu ci hôpitaux yi ba ñu testé leen ñu positif réseau bi moo leen référé kon loolu ñu ngi ciy gërëm surtout district bi nga xam ne jox nañu confiance en grosso modo daal loolu laa mënoon wax ci évaluation bi waaye itam ñu ngi ci xeex bi jeexul ba fii may wax ak yow acteurs yi ñu ngi sur le terrain ñu ngi def ay activités de sensibilisation ay VLT ñu ngi koy def di def aussi ay causeries limitées pour mën a gën a ñaax population bi ñu mën a moytu Covid ndax ñaanuñu yàlla dugg ci troisième vague jërëjëf. kon di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp waaye mënuñu daaneel te mënuñu gërëm ñenn ñi ñu ngi njëkkee si sunu médecin chef muy docteur Rokhaya Dabassi bi nga xam ne moo jiite district bi di gërëm aussi sunu EPS muy Sira Doumbia bi nga xam ne moom moo yor lépp li ngi moo jëm ci wàllu éducation pour la santé waaye di gërëm ñi nga xam ne ñooy membre réseau bi ndax réseau bi niñ ko tënkee 4 communes yi mu séq commune bu nekk dafa am benn coordonnateur commune Patte d'Oie am na coordonnateur ñu koy wax Abdou Aziz Sène commune u Grand Yoff am na coordonnateur ñu koy wax Ousmane Ba commune u Cambérène am na coordonnateur ñu koy wax Géej Dieye commune u Parcelles am na coordonnateur ñu koy wax Samba Ndiaye di duñ fàtte aussi bàjjenu gox yi aussi ñoom aussi ñu ngi ci biir réseau bi donc ñoom aussi ñu ngi leen di gërëm aussi partenaire réseau bi yi nga xam ne ñooy ñëw di ñu appuyer sur le plan financier ak matériel ngir ñu mën a def suñu liggéey ni mu waree en grosso modo daal bu ñu gërëmee district jàpp naa ne gërëm nañ ñëpp ndax partenaire bu ñëw balaa ngay wax réseau district ngay waxal donc di gërëm aussi sunu président le président du district du réseau muy monsieur Ali Badara Sène moom aussi mi ngi def liggéey bu am solo donc mënuñu woon ñàkk bañ a gërëm waaye aussi mention spéciale dama koy waxaat Sira Doumbia ndax tey réseau bi bu demee ba yegg si fii je pense que am na liggéey bu am solo bu mu ci def waaw ndax médecin chef jox na ko tous les pouvoirs ngir mu mën a saytu suñu liggéey mën ñu teg ci yoon bi nga xam ne la ñuy jaar ba lépp lu ñu bëgg ci district bi ñu am ko ndax fi may wax ak yéen chaque semaine chaque mardi dañ koy jox suñu rapport chaque mardi activité yi ñu def semaine bi yëpp mooy activité de prévention dañ ko koy jox données yooyu da koy jël remonté ko te données yi day yegg ba ministère donc loolu lu am solo la ça veut dire que moom mi ngi ñaax ngir ñu mën a gën a jaag ci liggéey bi kon maa ngi gërëm ñëpp di baaluwaat ak ñëpp jërë ngeen jëf. ñu gis ci élément bi nga xam ne tam jaar na fi ñu ne réseau district ne organisation communautaire de base tey jii ñi nga xam ne xamuñu lan mooy loolu tey soo ko doon tekki lan ngay waxal askan wi. waaw ñi nga xamante ne dañ leen tuddee organisation communautaire de base ay kuréel la yoo xamante ne yi dañuy nekk ci askan wi gën leen a jege ndax amaana ñun ñi nga xamante ne ñi dañoo nekk kër docteur fanu toogee di fa recevoir nit ñi mën nañu ñàkk bañ a xam li nga xamante ne lii moom moo nekk ci biir askan wi ba tax na ñoom non seulement dañoo dëkk ak ñoom ndax ñañ koy tànn day doon ñoo xamante ne ñii fa ñu dëkk
am na lu tubaab di wax notoriété mooy maanaam tey jii bu ma ñëwoon ci gox ma daal di ne ah man de relais diw laay laajte war nañ maa mën a ne mi ngi nii maanaam xam nañu fi mu dëkk xam nañu mooy kan su ma nee woon tamit bàjjen diw laa soxla war nañ ma mën a fa ma taxaw laajte ko ñu indiqué ma fan la dëkk donc loolu la ñuy wax notoriété mooy maanaam ku ñu ràññee ci gox gi donc ñooñu dañuy lëkkaloo ci kuréel yoo xamante ne yi moo leen di permettre su activité amee boo xam ne moo concerné askan wi ñoom la ñuy yebal ñoom ñooy dem defal ñu liggéey bu mucc ayib ngir li nga xamante ni noonu taxawaay boobu la ñu war a def ci askan wi ndax nag ñoom seen rôle dafa am solo ndaxte ñoom bu ñu saytoo loo xamante ne xam nañ ne bu xuusee fa mu jëm du baax dañuy gaaw daal di alerter joxe alerte bi ndax kuy alerter day fekk yow yaa ngay surveiller yaa ngay xool ba xamante ne lii fu mu jëm du baax donc moom tax ñu leen di wax dañuy am rôle surveillance rôle veille mais aussi rôle alerte donc bu ñu alerter district bi ñun ñu jël matuwaay yi nga xamante ne moom la ñu war a jël yépp ngir fexe ba contrecarrer mooy maanaam baare loolu nga xamante ne amaana buñ ci jëlul ay taxawaay fa muy jëm kenn du ci mën a mucc ba tax na ci wàllu mbas mi géej xam naa xëy na sax duggagoo ci waaye gis nañu ne ñooñu nga xamante ne ñooy kuréel yooyu ñu tuddee organisation communautaire de base lëkkaloog ci benn kuréel muy le réseau du district nord ñu ngi def liggéey bu mucc ayib boo xamante ne bii boobu tey duñu noppee di ci wax mais aussi vraiment dañ ciy profité waale joxaat delloo leen njukkal bu baax a baax a baax parce que xam nañ ne bu doon wàllu paj rek xëy na boobu tey résultat yi nga xamante ne am nañ ko duñu ko am donc moo tax vraiment dañ ciy profité waale di leen tirer le chapeau di leen wax ne vraiment ñu ngi leen di jaajëfal à travers le médecin chef du district et son équipe xam ne bu dutoon yéen xëy na amaana liggéey bi fi mu egg si nii du fi egg waaye nag du tee nag fas nag lu mu daw ñu làbbali ko rek ngir mu gën a xuus ci course bi pour ñu mën a am résultat yi nga xamante ne moom la ñu soxla. waaw comme ni nga ko waxee rek jox nga ma prox ndoll boo xam ne dama si duggaale si li nga xam ne mooy mbas mi te it taxawaay bi nga xam ne seen partenaires yi taxaw nañ ko si ànd seex yéen. mais tey jii gis nañ première vague bi delluwaat gisaat deuxième vague bi. tey jii gis nañ tamit stratégie yi nga xam ne teg ngeen ko feex yooyu mais tey jii su fekkoon ne dañ ne woon dañuy évaluer def évaluation bi première phase bi deuxième phase bi matuwaay yi accompagnement beex loolu yëpp tey jii nan ngeen si taxawee. waaw xam nga olof dafa wax lu am solo ndax nee na benn lam du yëngu te nag pour que ay lam yëngu il faut ñuy fekkante di weccantey xalaat di waxtaan te yaakaar naa ñun au niveau du district nord li nga xamante ne lii am nañ ko lu am solo mooy ba mbas mi ñëwee rek ki nga xamante ne mooy médecin chef bi ak son équipe dañoo def li ñuy wax une démarche inclusive démarche inclusive boo ko déggee mooy maanaam yow gis nga ne mbir am na gis nga ne mbir mi ku nekk il faut mu dugal ci loxoom pour ñu mën a am résultat donc mu daal di woon ak ñépp ñu toog ku ci nekk fànn ba nga xamante ne fa nga nekk nga war caa mën a wax ne yow lii mooy sa taxawaay mais loolu yëpp ñu tënk ko nag ci benn plan boo xamante ne bii moom mooy plan bi nga xamante ne ku nekk dana ca déterminer ban fànn lay taxawee nan la war a taxawee ak nan la ñu war a xaymaa li nga xamante ne lii def nañ ko ci wàllu liggéey ba tax na ñu ngi jëmmal ay lu ñuy wax ay réunion de coordination moo xam réunion de coordination district moo xam réunion de coordination poste à travers li nga xamante ne moom mooy action yi ñuy def te réunion bu ñuy def dafa ci am ay pàcc yoo xamante ne yi moom la ñuy tënk ci réunion boobu te ci biir réunion yooyu dinañu wax maanaam li nga xamante ne lii moom mooy xeex bi yan information lañ ci am yu yees yoo xamante ne yi war nañ ko partager ak ñi nga xamante ne ñoo ciy yëngu ana lan mooy taxawaay boo xamante ne bi ndax xam ngeen wàllu santé
dafa nekk loo xamante ne dafa dynamique maanaam tey jii li valable tey mun na bañ a valable suba donc yooyu noonu yëpp mooy permettre ñuy mën di partager nouvelle action nouvelle information yi nga xamante ne yi moom la ñuy jot te bu ñu tegee loolu ku nekk day xool ana yan stratégie ñoo gën a pertinente pour ñu mën a fexe ba dox li nga xamante ne lii moom mooy tëralin yu bees yi donc ñu koy wax ay directives nationales donc directive nationale yooyu su ñëwee ku ci nekk war nga xam nan nga koy respecter mais aussi nan nga koy adapter ak yow li nga xamante ne moom mooy sa réalité gox ndax nag ku ci nekk dafa am loo xamante ne lii moom mooy sa réalité ndax li valable fii mun na bañ a valable Dakar mun na bañ a valable Rufisque ba tax na ci fànn yooyu ñu am nag ay partenaires yoo xamante ne yi su ma nee partenaire bàyyiwuñu li nga xamante ne moom mooy les comités de développement sanitaire ndax société ñoom ci wàllu xeex bi def nañ ci ay actions yoo xam ne yu mucc ayib dañuy jàppale bu fekkente ne par exemple dañu war a def ay sorties te xëy na la war a accompagner sorties yi yeesul ñoom dañ ciy jàpp bu baax bu fekkee dañoo war a def communication lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu affiche wàllu bâche ak yëpp dañ ciy jàpp ñu ne tamit xëy na ci partenaires yooyu on a aussi ce qu'on appelle les réseaux câblés gis ne réseau câblé yi ñoom it defal nañ ñu ay reportages yu am solo defal nañ ñu ay émissions yu am solo mais aussi defal nañ ñu ay spot yoo xamante ne yi ba tey jii soo toogee di déglu yooyu noonu nga xamante ne moom la ñuy defal day mel ni yoo xam ne dañ ko adapté ci contexte bi nga xamante ne ñu ngi continuer di ci nekk di ñu wan ne xeex bi jógewu fi jeexu fi ñu ne tamit nous avons des radios communautaires yoo xamante ne ñoom tamit ñoom ñëpp jàpp nañu ci xeex bi mais nag xam nga rajo li koy jëmmal mooy ña nga xamante ne ñooy dem animé ji émission ya te xam naa ne nag dinañ ne xëy na damaa far waaye damay delluwaat tamit ci acteurs communautaires yi ndax émission yoo war a def amaana yow soo ko mënul taxawee sax ñoom ñu dem taxawal la xëy na taxawaay boo xamante sa amaana yow boo fa nekkoon ñoom nañ koy taxawee sax xëy na mooy gën a ñoŋ yow na nga ko nar a defee ñu ne tamit ñi nga xamante ne ñii dañuy yëngu ci wàllu koom maanaam ku ci am sa ñaar dërëm joxe ku ci am sa masque joxe def nañu ay recueil yu masque yu bëri distribuer ko askan wi ndax lu tax parce que nit di nga ñëw ne ko ci wàllu mbas mi dafa am noo war a taxawee mu ne la nan nga ne ko da ngay raxas say loxo mu ne la d'accord nga ne ko da ngay war di takk masque léeg-léeg mu ne la ah man de awma masque foofu ñoom defoon nañu jéego yu am solo def recueil yu masque yu bëri di dem ci askan wi di waxtaan ak ñoom di leen jox masque yi ndax ñu mën ko takk ndax nag gis nañu ne li nga xamante ne lii moom mooy mesure barrière yi takkum masque bi lu ci am solo la ndax moom moo gën a mun a tax li nga xam ne moom mooy feebar bi jóge fi ndax gannaaw nee nañu bu fekkente ne nit ki dafa sëqat wala mu tisooli lii di génn loolu mun na fexe ba mu dugg ci li nga xam ne moom mooy bakkanu nit ki mu daal di koy wàll mais aussi ñu gis ne loxo yi tamit vecteur la yu am solo moo tax saa su nekk ñuy wax nit ki il faut muy raxas loxoom il faut tamit ñuy respecter distance bi nga xamante ne bii moom la ñu war a sàlloog ki nga xamante ne moom nga dendal pour que tey jii bu doon rëccale nga tisooli mbaa nga sëqat bu dee génn na mu bañ a fexe ba joti ki nga xamante ne moom nga dendal donc yooyu yëpp di jéego yoo xamante ne yu am solo def nañ ko taxawaay yoo xam ne yu am solo ba tax na ba ñu waxee ne première vague ñëw na xëy na naam sonnoon nañu mais bi deuxième vague di ñëw fekk na nit ñi xam nga première vague bi les gens se cherchaient nit ñi dañ doon xool surtout que nekkoon na feebar bu bees pour ñu mën a maîtriser ko c'était un peu difficile mais ba ñu demee bay naan deuxième vague mi ngi ñëw boobu fekk na yu bëri ñoŋ na stratégie yu bëri génn na ndax dem nañu ba gis ne menuisier bàyyiwul tailleur bàyyiwul ñëpp ku ci nekk mi ngi def xarañteem pour que ñu mën a rek fexe ba am ay initiative locale yu ñuy jëmmal pour mën a xeex li nga xamante ne moom mooy mbas mi donc bi deuxième vague bi ñuy wax deuxième vague baa ngi ñëw boobu fekk na daanaka acteurs yi roode nañu ñi nga xamante ne ñoom ñooy kër docteur roode nañu ba nga xam ne dañoo taxawoon temm di ko xaar te yaakaar naa ne fu mu toll nii xëy na du ñu tàccoogum du ñu dormir ci suñu ay laurier waaye gis nañu ne avancé yu bëri ñu ngi koy def ba cas yi gaa mi ngi commencé di gën a wàcc
donc yaakaar naa yooyu yu am solo la sëñ Géej nga xamante ne yi vraiment ñun ñëpp mun nañu wax ne ñoo ko liggéey daal maanaam daanaka. alhamdulilah mbokk yi ñu ngi leen di fàttali rek yéen a ngi seen émission Kër Docteur di dalal tey ki nga xam ne mooy Adja Sira Doumbouya di wéy rek ci waxtaan bi parce que bi ñu xoolee li nga tënk muy évaluation bi surtout sur le plan communautaire nga ko gën a def bon tamit loolu dafa amaat ñeneen ñoo xam ne tam ñoo doon ànd ak yéen nekk ak communauté bi te tam nuy ñi nga xam ne nooy premier tampon yi mooy ñi nga xam ne nooy Kër Docteur yi parce que seetaani élément bi te ñëw. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant maa ngi tudd madame Tall Abi Fernande man maay major fii ci centre de santé Cambérène centre de santé Cambérène comme ni ngeen ko xamee bokk ci district nord moom ak yeneen postes yi nga xamante ni ñoo leen wër ñoo ngi toll ci limu fukki poste ak juróom benn. léegi question bu am solo nga ma laaj te dinaa ci sawar a tontu ndax dañu ci def ñu nag sunuy relais communautaire ak sunuy médecin ak sunu population yépp liggéey bu am solo ànd si ak waa district nord ñu jàppale ñu ci jàppale ju xarañ tamit. première phase bi nekkoon na lu métti woon ndax booba sunu population pour ñu adhérer woon problème la werante bi bëri woon na ci feebar bi sensibilisation bi métti woon na donte ñoo ngi ko continuer woon di sensibiliser population bi nag wuñu woon feebar bi gëmuñu ko woon ñu continuer rek di sensibiliser nombre de cas yi di gën a bëri n'empêche ñu continuer sunu liggéey comme niñ ko faral di defee rek ànd seeg suñuy relais communautaire ñu boole ko ci seen paquet intégré yi nga xamante ni ñoom la ñuy doxal ci biir askan bi di ci def ay causerie ay waxtaan di leen visiter ci seeni kër tamit di leen di seeti di leen di saytu di leen di xelal te di leen surtout di leen orienter pour ñu ñëw ci biir centre de santé bi ku ci gis lépp li nga xamante ni daf la jaaxal. bu ñu tolloo wooyee ci deuxième phase bi nag liggéey bi gënoon na yomb ndax booba sunu askan fekk si nañu ci liggéey bi gën ñu ko yombalal ñu nit ñu ànd ci ak waa district nord wax dëgg yàlla liggéey bi yomb lool ndax di jumtukaay joxoon nañu ko. instant bu nga xamante ni soxla nga ci lépp lu jëm ci prélèvement wala résultat danañu ko doon jox sans problème avec toutes les facilités possibles sunu médecin chef lëkkaloo ak ñun mi ngi doon sensibiliser da ngeen koy gis sax léeg-léeg mu dem ba ca jumaa ja bu ñu jullee àjjuma ba pare mu taxaw fa lu mat diir pour mën a waxtaan ak askan bi loolu yëpp nekk ci li nga xamante ni dafa doon yombal sunu liggéey boole ci jumtuwaay yi wax dëgg yàlla jumtuwaay yi joxoon nañu ko ba mu doy ku ci nekk indi woon nga ci sa participation mu jóge ci biir askan bi dugg ci biir centre de santé bi ba nga xamante ni liggéey bi yomboon na lool. nii mu def nii nag population bi wax dëgg yàlla nangu nan ni feebar bi am na te lépp li nga xamante ni ñi ngi leen koy digal pour ñu di ko moytu ñoo ngi koy def ñi ngi jëfandikoo seen lavage de main ñoo ngi takk seeni masque bu ñu gisee dara lu leen jaaxal ñoo ngi jëm Kër Docteur ñoo ngi vraiment yombalal ñu sunu liggéey ba fii mu nekk nii macha allah comme niñ ko gisee fii gis ko feneen ñoo ngi gis sunuy cas di wàññeeku taxul nag ñu nelaw toujours relais communautaire yaa ngi ci biir askan bi ñi ngi leen di seeti ñi ngi leen di fekki ñi ngi waxtaan ak ñoom ba nga xamante ni daal bu doon sunu sago fi léegi diir dootuñu fi déggati benn cas Covid ñu di ko wax ci sunu askan ak feneen fu mu mënti doon. tey jii nu gis reportage bi nu seetaan nii ku ci mel ni major bi nii li mu ci wax ak jafe-jafe yi ci am ak taxawaay bi ñu ci am tey jii yow lan ngay wax noonu ci wàllu bi nga xam ne personnel boobu la. waaw danga tudd ñoo xamante ni vraiment à travers elle ñu koy wax major Abi Tall donc gis nañu ne moo xam major moo xam ICP dañoo def taxawaay bu mucc ayib ndax ñoom dañu dem ba ñu tëddee réunion dañu d'accord ci ne ñoom ci seen bopp en tant que centre ak en tant que poste li nga xamante ne lii sax moom mooy dépistage malade yi nga xamante ni ci mbas mi la ñoom dañ ko dékku pour mën a oyofal liggéeyu district bi donc tey jii poste boo dem ak centre boo dem
dañuy def li nga xamante ne moom mooy dépistage mbas mi te loolu dafa am solo. ñu gis ne tamit ki nga xamante ne moom mooy centre yi ñi nga xam ne ñoom ñooy centre yi moo xam centre de santé Cambérène SAMU Parcelles ak Nabil Choucair ñoom dañu dem ba su fekkente ne malade bi xaw naa sonn tuuti sax dañ koy yebal fi nga xamante ne moom mooy centre de santé Parcelles ñu koy wax zone tampon ñoom it ñuy liggéey bu mucc ayib ci mbas mi vraiment profite aussi di leen jaajëfal suñu médecin chef de centre yooyu nga xamante ne à travers docteur Senghor ñoom ñëpp ñu ngi def taxawaay bu am solo ndax tey jii bu ñu defutoon taxawaay boobu amaana suñu référé malade bi ci yeneen centre yi yeneen hôpitaux yi mun nañu ne sax place amu fa mais ñun tey jii yàlla dimbali nañu ba nga xamante ne ci xarañte nag suñu médecin chef fexe nañu ba zone yooyu dañ fay soulager malade yu bari bu ñu seetee nag moo tax ba tax suñu décès yi sax taxut mel noonu naam am na mais aussi tamit dépistage bi nga xam dañ koy teel a def ba pare nag mu am un suivi derrière ndax bu ñu dépister nit ki nga xamante ne kii moom mooy entourage am gis nañu ne tamit ci loolu ICP yi ak major yi jàpp nañ ci bu baax muy suivi malade yooyu ñi nga xamante ne ñi dañoo nekkoon en contact ak ki nga xamante ne moo am feebar bi ba tax na loolu dafa soulager district bi bu baax a baax ba moo tax yen bi oyof ndax amaana bu dutoon loolu dina metti lool mais gis nañu ne tey jii ku dëkk Cambérène war nañ ko mun a dépister Cambérène war nañ ko mun a defalee suivi Cambérène su fekkente ne dem na nag ba jaaxal leen ñu soog ko yabal feneen ku ñu dépister itam Parcelles war nañ ko mun a defal suivi Parcelles jël ko en charge Parcelles SAMU naka noonu Nabil Choucair naka noonu donc muy vraiment une organisation boo xamante ne bi non seulement dafa inclusive mais aussi dafay soulager ki nga xamante ne kii moom moo ko soxla parce que encore une fois ñun suñu objectif yëpp mooy askan wi li nga xamante népp lu ñoo xam ne mën nañ ko def rek mu soulager askan wi ci wàllu wér-gu-yaramam rek ñun boobu daf ñuy soxal looloo waral duñu noppee di yee askan wi duñu noppee di waxtaan ak ñoom ndax tey jii bu ñu sañoon képp koo xamante ne kii yow dugg si nga ci structure de santé soo fay génn da nga fay génn ak satisfaction bu mat sëkk donc di wax ne vraiment suñu ICP yooyu ak major yi jàpp nañ ci jàpp goo xamante ne kii xëy na mun nañu wax ne ñoom seen rôle la mais amaana xëy na buñ ko defutoon ak engagement ak Pastef gu mat amaana duñu egsi fi nga xamante ne moom la ñu egsi sëñ Géej. jërëjëf comme ni ñu ko waxee rek tey jii soo xoolee li ñu fi jot a développé wax nañ ci acteurs communautaires yi wax nañ ci personnel de santé yi ci population bi la te tey jii moom jàpp na ne feebar bi am na mais jàpp na ne politique daf ci lalu tey jii ñi nga xam ne ñoom noonu la ñuy xalaatee yéen ñi nga xam ne yéenay waa Kër Docteur lan ngeen leen di wax. waaw xëy na foofu li ñu fay wax rek mooy xëy na nit kenn mënu ko maanaam xañ na muy xalaatee loolu maanaam li ñuy wax liberté nit ki waaye itamit ñun suñu rôle du noppee di doon di gindi askan wi di leen xamal ne ñun de suñu lu ñuy tere nelaw mooy fexe ba askan wi nekk ci condition yoo xamante ne yi ndax nag bu ñu réeree leen man mii tey toog fii man nit laa comme ñoom dama am njaboot am ñoo xamante ne ñi dañoo sàlloo ci man te ma jàpp ne tamit askan wi xëy na am na ci ñoo xamante ne sax samay mbokk lañu te ma réere leen donc ñun amuñu intérêt di fexe ba li nga xamante ne moom mooy wér-gu-yaramu askan wi te dafa nekk loo xamante ne kenn jombul nag kenn amul mag amul ndaw amul xale amul kii borom barke la amul kii amul maanaam ku ñàkk la ba tax feebar bi du la dal donc muy loo xamante ne lii suñu xoolee sax ba ci extérieur gis nañu ne la fa am ci lu faatu sax ñun amuñu ko lan moo ñu ko may teel a gëm gi ñu ko gëm engagement bi ñu ci def léeg-léeg sax nit ne la est-ce que yow mën nga maa wan koo xamante ne kii am na feebar bi xëy na ñooñu dañoo ñàkk a nekk rek ci bërëbu fajukaay mais ñun ñi nga xamante ne saa su nekk ñu ngi jànkonteeg ñoom ñun ñi nga xam ne saa su nekk léeg-léeg ñu ne ñu nit dépisté nañ ko positif na te ñun ñii bokk nañ ci ñi nga xamante ne
ñun ñooy woon nit ñi di leen wax sa résultat négatif na wala sa résultat positif na mooy maanaam yow am nga feebar bi wala amuloo ko muy lu am solo ndax ka ngay wax ne am na feebar bi am na noo ko war a waxee sinon mën nga koo indil sax yeneen gàllankoor te dafay am prise en charge boo xamante ne bi moom mooy nekk ci ginnaaw mooy maanaam nit ki gannaaw ba nga ko waxee ne am na feebar bi war nga koo mën a dalal war koo mën a xamal ne lu ñuy mën a jël en charge la ndax su fekkente ne dañuy ne am na paj mooy yi nga xamante ne yi nit ki da koy yëg ci yaramam muy ay yëg-yëg médecin yi war nañu dañuy mën a jël en charge yëg-yëg yooyu ba nga xamante ne na virus bi duggee woon ci yow dana génnewaat noonu nga nekk ci sa jàmm mën a delluwaat ci sa liggéey. am na ñoo xamante ne nag duñu ko bëgg a gëm lan moo tax bëgguñu ko gëm parce que amaana xëy na ñoom mënu leen arranger ndax daf leen di tere dox seeni soxla daf leen di tere liggéey mais ñu xam ne rek feebar moom su taxawee paj taxaw ñi nga xamante ne ñii seen xam-xam màcc na ci jumtuwaay taxaw man dama yaakaar dañu war a def kéem kàttan fexe ba loolu jóge fi ndax bu fi jógee rek ñëpp delluwaat ci seen sago ndax ku ne xam na ne gàllankoor yam ci indi bari na indi na fi ay gàllankoor yoo xamante ne ndax gis nañu ne am na ñoo xamante ne wàññi nañ leen seen liggéey ndax loolu am na ñoo xamante ne jàngatuñu école ndax loolu ndax jamono ji nga xamante ne jii dañoo waroon fay seen école mbas mi demee na woon noo xamante ne lii la waroon fay école ba newu fa ba xale yi toog seen kër donc yooyu noonu yëpp di ay gàllankoor di ay jafe-jafe yoo xamante ne yi man ma jàpp ne su doon politique dong la duñu mën a egsi ba foofu politique boo xamante ne dafay indi ay conséquences yoo xam ne yu négatif ci dëkk yaakaar naa ne loolu leneen lañ ko war a mën a tuddee loo xamante ne du xëy na ay naxe wala loo xamante ne du loo lu ñu war a fullaal war ko fay daal. jërëjëf Adja Sira mbokk yee xarit yi ñu ngi leen di fàttali rek yéen a ngi seen émission bi nga xam ne mooy Kër Docteur fii ci Gox gi TV tey soxna Sira vraiment sant nañ la waxtaan yi leer na kontaan nañu gindi nga waat nit ñi te loolu def naa ne loolu mooy seen taxawaay tey jii su fekkee ne am nga kàddu yooyu mujjee tàggatoo looy wax. waaw xam naa di def ay kàddu cant ak ngërëm ndax comme ni ma koy waxee rek ñi nga xamante ne ñii yéenay maanaam wàllu xarale yi yéen a ñuy jàppale bu baax ci wàllu communication bi ndax amaana xëy na foo xamante ne mënuñu fa woon eggi yéen ñu fay eggal jotale li nga xamante ne moom mooy suñu message donc di leen jaajëfal vraiment di leen defal mention spéciale mais aussi di dellu di gërëmaat ak sant ki nga xamante ne moom mooy suñu médecin chef du district ndax nee nañu xale bu pecc mi neexee ci yaay ja moo jàpp ca mbagg ya donc vraiment accompagner nañu taxawuñu te yaakaar naa loolu du ñu noppee vraiment di ko santé mais aussi di remercier partenaires yi nga xamante ne yépp jàpp nañu ci li nga xam ne moom mooy xeex bi sànq tudd naa ci CDS yi mais tamit may tudd ICP ak major yi parce que ñoom it en fait ay acteurs lañu mais en même temps ay partenaires lañu parce que tey jii boo leen ne woon defal action bii mun nañu sax def ko mais defee ko noo xam ne xëy na résultat yi mun na la bañ a neex mais ñoom dañuy def ba def loo xamante ne sax day romb yow sa njort li nga xamante ne moom nga visé woon ci li nga xamante ne moom mooy action bi pour wane rek seen xër seen engagement ak seen détermination ci li nga xamante ne lii moom mooy xeex bi mais di ci jaajëfaale vraiment les maires parce que gis nañu ne ñoom tamit seen taxawaay dafa anticiper woon sax ci li nga xamante ne lii moom mooy action yi nga xam ne tëraloon nañ ko donc ñu gis ne les maires des 4 communes ñoom ñëpp ñu ngi leen ci sant di leen gërëm gis nañu jàppale bi nga xamante ne yëngu nañ ko ci wàllu mbas mi te vraiment loolu amuñu vraiment nu ñu ko mën a sax xaymaan ci li ñu jot a def donc di leen jaajëfal yéen ñëpp di wax ne mbégte la woon ngir ñu toog fii ngir vraiment waxtaan ak yéen wala sottante ak yéen xalaat ci wàllu li nga xamante ne moom mooy mbas mi nga xamante ne ñu ngi ci yëngu te nit ñi xam ne ba tey jógagu fi bu ñu naagu naam ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo mais nañu xam ne des na te balaa ñoo mën a nelaw rek dafa dem ba jóge fii carrément di leen jaajëfal yal nañu yàlla may mu jóge fi ñi nga xamante ne nag dañ cee jot a loru ñu ngi ci jaale seen ay mbokk di leen ñaanal
yàlla taxawu leen gën di taxaw fexe ba ñi nga xamante ne jotaguñ cee loru yàlla musal leen ci saafara ñi nga xamante ne yëpp tawat nañ ci. asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Adja Sira kon mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm mais balaa nuy joxe kàddu gi dañu doon sant tam ñi nga xam ne noo nekk suñu ginnaaw ak ñi nga xam ne tey jii noo nekk si kër gi di kilifa kër yi ku mel ni Samba Diop ku mel ni Cheikh Sow ku mel ni Cheikh Tidiane Ndiaye ak ñi nga xam ne nooy techniciens yi nekk si ginnaaw caméra yi vraiment seen émission la woon Kër Docteur di sant di gërëm ba beneen numéro jërëjëf.